Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. ñu dem mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak télévision Futur Média di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp ci kàttanu borom bi alxamis ju ne ci waxtu wi seen émission li ci penc mi ak télévision Futur Média laata ñuy dak door waxtaanu tey wile dañuy def ne ñëpp ne doomu Sénégal sago titero daal di it gërëm bu baax Youssou N'Dour ci taxawaayam ca bitim réew Tokyo ca Japon muy sak ci Afrique sak ci Sénégal yëpp raay boo xamante ni jël na ko foofee prix même impérial di daanaka lu xeetoog prix Nobel des Arts moom artiste waykat bi di Youssou N'Dour kon ñu koy rek delloo njukkal gi nga xamante ni daal dina ko amal Sénégal taxawee ni muy nag titre gu rëy ni ñu ko waxee waaye rawatina li ci gën a neex mooy koppar ya toftalu ci prix bi juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions mu fas ko yéene daal di tàbbal ci keesu kon mutuelle de santé bu acteur culturel yu Sénégal ñu koy kon dellu jaajëfal ci boobu taxawaay moom artiste waykat bi Youssou N'Dour ci wàllu sax di prix bi jàng nañu sànq ay félicitations tukkee ci monsieur le président de la république son excellence Macky Sall ci page Facebook am moom it di rafetlu ne ñëpp prix boobu Youssou N'Dour am ca Japon jàppe ko ni ñu ko waxee lu méngoog raaye bi di Nobel des Arts kon mu rafetlu ko moom it njiitu réew mi président Sall. wàllu santé ginnaaw mutuelle bu acteur culturel yu Sénégal santé boobee la ñuy waxtaane ci réew mi santé ak li nga xamante ni moo ca wékku waaye rawatina wàllu accueil di dalal gi naka noonu urgence yi bu feebar ne kët ne jon wala gaañu wala leneen egsi ci hôpital bi ak lii di taxawu gi loolu lañ bëgg yéen a waxtaane lay wi xam ngeen ko mooy coow li nga xamante ni jamono yi topp na hôpital bu Pikine ginnaaw paatuk ndaw lu tolloon ci fukki at ak ñaar nees mën a def ba bu weesoo hôpital Pikine hôpital Sénégal yëpp ak tan am ci ñu xool fi nga xamante ni moo ca mat a jubbanti ñu def lu ni mel ña ko war a def yëpp di tous les acteurs ànd ca maasé mooy waxtaan week télévision Futur Média gërëm bu baax ci wàllu réalisation bi soxna Awa Mbaye madame bonne santé bu RFM ci plateau bi ak ñun docteur Boli Diop moo jiite syndicat kër docteur Guidi Sames docteur Diop ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu Hadj Assane. jërëjëf. ñu ngi également ak Cheikh Seck moom it njiitu syndicat la SDT 3S sëñ Cheikh maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu di la fay El Hadj Assane di nuyu ñi nga xam ni ñoom laa bokkal plateau bi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. merci professeur El Hadj Niang moom moo jiite service cardiologie bu Le Dantec radiologie plutôt radiologie nga baal ma bu Le Dantec professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu jërëjëf Ibrahima Diaw mooy coordonnateur adjoint bu syndicat liggéeykat yi hôpital Pikine justement Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax rafetlu teewaay gi. maa ngi lay nuyu El Hadj Assane ñu ngi toogal si plateau bi. jërëjëf d'ailleurs hôpital Pikine yëglu nañu sànq ci suba gi ndax ñoom xam ngeen ni boobaak léegi ni ñu ko waxee coow lii dañoo sàggane malade bi mu doxee ca faatu dañ ko laaj koppar ñoom liggéeykat yi nag ne bëggunu ñoom it loo xamante dafay wéy di tilimal seen der moo waral ñu yëglu sànq ci biir l'hôpital ba amal fa janoog taskatu xibaar yi wax ñoom li nga xamante ni mooy seen version des faits ni mbir ya demee ñu déglu ci kenn ci ñoom di délégué personnel Abdoul Dem ñu teewlu ko ñëwaat ci waxtaan wi. ñu ngi jaale famille défunt bi nga xam ne Aïcha Diallo dafay mujj a gaañu
nous regrettons aussi de acharnement bi fi am bu am ci biir hôpital bi par rapport ak ay ñu bëgg ko politiser ñun aussi duñ ko nangu parce que on est un département plus peuplé que certaines régions parce que département bi ci boppam lu mu engorgé pour ce que on a pris ñetti département la ñu yor presque Guédiawaye Rufisque Pikine malgré tout ça lal ñu doy sax mënuñu leen parce que tout ça ñu ngi ci ay situation yoo xam ne personnel bi sax dañuy daw suba ak ngoon pour def bànneexu malade yi moom ci boppam xamul gisul bant gisul dara donc anis la ci anis bi la jaar mais il faut mu indi ay aussi preuve par rapport à tout ça là aussi il faut ngeen demander ko de quoi s'agit-il waaw la famille donc loolu yëpp il faut ngeen xam aussi nga dinañ def tout pour que administration porte plainte contre X pour diffamation parce que boobu ba tey su ko deful xësi conseil juridique ñu xool parce que nag aussi du ñu nangu ñu ñuy attaqué de tribord babord ba pare ñun aussi duñu am benn yit ba nga xam ne duñ ko def pour aussi stopper loolu. Abdoul Deme ñu ciy gërëm Salif Sow ak sëñ Malick mi mu ci àndaloon ci taataan kaddu yooyu tukkee ci kenn ci liggéeykat yu hôpital Pikine ñu ngi fi ak Ibrahima Diaw maa ngi lay wax sànq di la présenté ne coordonnateur adjoint bu syndicat bi sëñ Diaw comme yéen a daanaka du aaye mënees na ko waxee ni ndax yëf ya foofu la xewee lu ci am lañ ca wax am na déet enquête a ngi wéy mais lan nga gis yow ni daal moo am dëgg ci mbir moomu ñeel gune gi. waaw jërëjëf El Hadj Assane maa ngi nuyu téléspectateur yi di présenter tamit condoléance famille bi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom. di indi tamit félicitation président Youssou Ndour. ci raay bi nga xam ne moom lañ ko takkal. jërëjëf. El Hadj Assane li am hôpital Pikine fan yi coow li bari na waaye kenn ku nekk si ñun xam na ne lii nga xam ne moom lañ déclaré te communiqué de presse boobu nga xam ne article bi nga xam ne moom la journaliste bi génne. wax ne 200 000 moo tax laaluñ xale bi foog naa ne loolu yëpp c'est des contes de vérité ndax ku ñëw ci terrain bi xam nga ne la fa xew demeewul noonu. xale bi mu ñëwee ci hôpital bi on l'a admis aux urgences le vendredi bi mu ñëwee le vendredi ñu dugal ko urgence def nañ prise en charge bi nga xam ne moom moo war ci moom. jël nañ ko ni ñu ko war a jëlee ndax xam nga norme hôpital ku ñëw da nga war a jënd ticket. donc li ñu ko laaj mooy mu jënd ticket bi mu jënd c'est à 3000 francs bi mu paree le médecin a fait ce qu'il devait faire mooy les diagnostics qu'il faut faire yaay xale bi ñu ko laajee li mu njëkk a wax ci ay version mooy xale bi bant daf ko jam bi ñu xamee ne médecin bi jël na ko def ko li mu ko war a defal yépp après opéré nañ ko ni ñu ko war a opéré xale bi le vendredi la fa ñëw le samedi ba le dimanche donc yaakaar naa ne 3 jours ku ko def ci hôpital munoo wax ne defuñ prise en charge bi nga xam ne moo ci war ndax ci biir 3 jours yooyu xale bi def na 4 services bi ci jiitu mooy urgence ñu lever urgence bi ndax xam nga li ñuy wax urgence boo ñëwee xaalis sax duñ ko laaj li ñu njëkk a def mooy lever urgence te lever nañ urgence bi stabiliser xale bi ba nga xam ne toll na ci phase yi ñu dugal ko bloc opéré ko docteur bi dugal ko bloc opéré ko bi mu paree wàcc bloc ñu dugal ko chirurgie mu jógee chirurgie dem réanimation donc kon kooku suñu waxee ne amul prise en charge day lëndëm ci xelu opinion bi ok kon mun nañ wax ne xale bi phase yi ñu ko waroon defal yëpp defal nañ ko dañ wax nag ci article bi ne dañ ko laaj 200 000 sinon duñ laal malade bi ma lay wax ne urgence duñ laaj xaalis bu malade yegsee bu malade yegsee bañ toppatoo ko ba pare ba nga xam ne dafa war a génn te loolu foog naa réglementation hôpital yëpp la. ok dañ lay présenter facture. facture boobu nag lañ ko présenter à la sortie. te tolluwul sax ci 200 000. donc nga xam ne kon version yaay bi ak version journaliste bi. teguwul ci ay dëgg. mënees na am montant bi wala. montant facture baa ngi samay bët. yaakaar naa ne li xale bi fay foofu bi muy génn c'est 104 200. la waroon fay. moom la waroon fay. boo ci cumuler 3000 francs bi nga xam ne moom la jënd ak 15000 francs échographie bi. c'est tout juste les montants yi nga xam ne moom la xale bi dépensé ci biir hôpital bi. ok waaw kon très bien professeur ci tolluwaayu mbir mi bu au-delà même de l'histoire de l'hôpital bu Pikine hôpitalu Sénégal yi ndax aussi loo gis rek xëy na dafay am lu ñu ci war a mën a jàngee. n'est-ce pas parce que bu dul hôpital Pikine souvent di ngeen dégg nit ñi jàmbat ci hôpital yeneen yi dama ñëw accueil bi baaxul dañ ma ñàkkee kersa wala urgence bi sama malade taxawuñ ko ci anam yu mu waree bon les docteurs disent également que da leen di fekk ñu ne ci malade yeneen kenn du sëgg ci malade ba ko ndax kuy soog a egsi et cetera yow lan moo ci am.
El Hadj jërëjëf ma lay dolli itam ni la sama toogaay bii way jëfandiku yi ñoo tax. ñoo gën a yokk ma toog fii waaye toog ma fi rek ngir professeur la bu toogal way jëfandiku yi. et ci noonu man li ma gis daal moo di nit neexut a jugé te mbir mu mel nii bu amee faw ñu war a bàyyi yoon mu saytu. nañuy bàyyi itam ndogalu yàlla la parce que yàlla mooy dogal lépp. waaye nag nit dafa am responsabilité. bu mbir xewee faw ñu waxe ko ku nekk wax sa xalaat waaye nag li nga xam ni mooy leeral mbir mi dëgg-dëgg. du lay. waaw lay gaa moom dindiwul tuuma. waaye nag li leeral mbir mi moom moo di ñu bàyyi justice bi mu def travail am parce que bakkan dafa fort te réew moo xam ni bëgg nga développé wu faaw nga sàmm yelleefu doomu adama. ful dul sàmme yelleefu doomu adama di sàmm doomu adama développement du fa am. ndax développement dëgg-dëgg buñ koy wax moo di le développement humain. am na sax indice boo xam ne moom la wax indice de développement humain. nit ki bu waree faju bu waree jàng nekk fu set fañ kay faje itam nekk fu set foo xam ni daanaka boo xoolee gën a méngoog li nga xam ni mooy nekkinu doomu adama. réew Europe yi ma xam boo nekkee hôpital daanaka mooy gën a set sa kër. médecin bi aussi ak personnel de santé bi. dañu am ay droit seen droit moo di ñuy jox leen jumtukaay yëpp yi nga xam ni moom la ñuy faje ba pare ñu nekk fu normal. mais li ñu gis moo di responsabilité partagée daf ci am. waaye nag man li ma yaakaar moo xam ni war nañ ko waxante. mooy hôpital bi amul benn valeur. xam nga lu am valeur dëgg-dëgg. nit ña fay liggéeyee. ressources humaines ya fay liggéeyee. très bien. am na solo très bien en toute chose d'ailleurs parce que boo xoolee c'est vrai que dégg naa fenn tey suba RFM matin nga ne jagal nit ñi moom mooy vraiment c'est important nit ñi bu ñu jagee lépp lu ñu leen dénk dina jàkk Cheikh Seck ba tey ci laaj benn bi rek hôpital Pikine naam mais hôpitalu Sénégal bi ak wàllu yorinu paj mi. jërëjëf El Hadj Assane comme ñu koy wax ñu ngi jaale ñi nga xam ni ñoom la seen doom jóge fii di wax rek comme niñ ko waxee sànq comme am na lu xew. nanu bàyyi ko ministre bi nee na mi ñu ngi def enquête ñu def enquête ba situer responsabilité ñu xam je pense que am na explication yu ñu joxe ñun en tant que technicien am na yoo xam ni convaincre nañu. donc bu enquête bi révélé que vraiment dara amu ci aussi ñun dañ koy sant yàlla parce que lu dal sunu collègue rek dafay mel ni ci ñun la dal. donc di ñaan yàlla rek te yaakaar ni li ñu wax de façon technique parce que déglu naa keroog docteur Diop lu mu expliqué. ci sur le plan scientifique et médical lu war a mën a nekk la. mais nag comme ñun fekkuñu fa woon. nanu wax rek loolu nga xam ne mais loolu aussi bu mu tax rek parce que tey jii xëy na bakkan rot na mais problème mu urgence ak problème mu accueil problème prise en charge. dafa doy waar ci hôpitaux yu nekk donc tey jii loolu am na mënuñu ko bañ parce que mënoo nekk ci liggéey rek ne damay nëbb lépp du ma wax lépp parce que autorité bi nga xam ne tey jii mooy président de la république dama lay wax toujours li mu xam moom fu mu toog la toog ñu ne ko santé bi soxla na xaalis mu yénne ay milliards daal di teg xam nga donc buñ koy jéem a nëbb naan ko lépp dox nañ et malheureusement c'est ce qui se passe dans nos structures on a tendance à faire croire aux gens même à créer benn genre communication tout azimut c'est-à-dire faire croire aux gens que mi ngi dox alors que doxul loolu dafay poser problème donc il nous faut ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey d'abord conscience bi si ñun la nekk waaw leneen li justement nga baal ma foofu laa bëggoon ñëwee ak yow boo nee doxul secteur bu ngeen nekk bu doxul moom ñëpp am nañ ci responsabilité souvent ñu ngi naan woy l'état mais liggéeykat itam ba ci ñuy fajee. waaw ñun bañuñu ko xam nga ñun duñu syndicaliste yoo xam ne rek dañuy toog rek yaakaar dañuy défendre personnel. parce que défendre structure bi mooy am. parce que tey jii bu amee satisfaction ci maladie ñun ñoo koy njëkk a yëg
parce que loolu soulagement la ci ñun mais dama ni responsabilité yi ñëpp lañu partagé mais état moom moo féete kaw moom mooy premier responsable parce que état mooy choisir ministre ministre mooy choisir collaborateur am ci collaborateur yooyu moom mooy nommé directeur ci directeur yooyu ñoom ñooy choisir ña nga xam ne ñooy tel donc chaîne la gis nañ France Laurent Fabius ñu am benn structure sanitaire boo xam ne dafa amoon ay sang contaminé mu daal di démissionner en tant que premier ministre parce que tout peppam ca kaw ba ci suuf moom am na ci responsabilité loolu laa wax man ne moo tax système bi décision yi jóge ci kaw bu dee décision baaxul nga nommé directeur boo xam ne tey ji xamul ca lan mooy priorité muy orienté tey ji bu dee tabax bâtiment def fa ay climatiseur rek alors que service yi nga war a nekkee amul équipement ça pose un problème si je comprends bien dafa am ay paru yaa ma neex concernant les directeurs d'hôpitaux mais dafa am non loolu moo am fii Sénégal actuellement je dis fii rek ngay gis Sénégal je prends en témoin ñi nga xam ne ñun ñoo nekk dans le secteur nga toog doo dem éducation nga gis un inspecteur de l'enseignement xam nga ku koo xam ne nekkul ci secteur bi travailler ci ba am fu mu toll néew nag compétition et puis dañu wax ni am na niveau tey boo demee Côte d'Ivoire am na poste de responsabilité yoo xam ne dañ koy mettre en compétition ñun on travaille sur des êtres humains travailler wuñu ci ay kii mais tey ubbi nañ ay affaires yoo xam ni di nga gis koo xam ne tey lay ñëw ci santé c'est-à-dire benn politicien nga baal ma ci waxe ji parce que la plupart ñoom lay jógee ñu indi leen fa du am parce que ñoom ñoo yor xaalis may leen bourse ñu dem soit benn école de formation def fa benn master en management xam nga te mësuñu dugg ci liir salle un an la ñuy ñëw ñu nommé leen SAF deuxième année bi ñu nommé leen directeur d'hôpital alors que am na ñu def 20 ans nekk dans des zones opérationnelles ñu nekk zone yoo xam ne daan métti ñuy xeex ay bilharziose di xoox onchocercose di xool yëpp ba ñu éradiquer les maladies endémiques ba tey jii sax déggatu sax service grandes endémies parce que yooyu yëpp amatul ñu nekk système bi amuloon moyen gars yi di xeex ba système bi taxaw fii mais que tey santé neex na xaalis am na moo tax tey ñan ñoo gérer santé bi ñan lañ joxoon réforme bi est-ce que ñooñu aboutir nañ ko ñooñu bu ñu ñëwee ba tey bu ñuy recruter ñan la ñuy recruter dañuy dem bay contractualiser ay nit ñoo xam ni alors que y a des agents cadres qui sont ici dans le système diplômés. très bien kooku problème la bu dee am na docteur Bouly Diop maa ngi lay jàng tey ak sunuy naatangoo yu enquête suma juumul ngay wax ci wàllu formation insisté nga ci urgentiste yi doyul et cetera bon loolu aussi problème la parce que formation bi moom defe naa ni moom moo war a lal lépp ak doy gi lim bi ñeel liggéeykat yi. jërëjëf Assane maa ngi delloo di jaale famille bi nga xam ni ñoo ñàkk seen doom di wax ni li xew Pikine en tout cas lu mun a xew ci système bi la. parce que bu ñuy wax problème mu urgence ñun souvent suñu jàngat dafa nekk problème moo xam ne dafa nekk un problème global. et que ci problème bi ku nekk am na ci sa pàcc. et bu ñu koy itam analyser dëggantaan di xool ci mbir mi bu ñuy wax urgence dafa wax la ñuy wax ay nit d'abord ñi fa war a nekk. tey bu ñuy xool Sénégal di lim ñi fi am formation bu dëgër ci urgence que muy nekk docteur yi que muy nekk ñeneen membre équipe yi composé urgence lim boobu doyul. bu ñuy wax tamit infrastructure yi war a nekk ci service d'accueil des urgences. parce que service d'accueil des urgences du nekk rek da nga teg ay bâtiment dafa am tamit ay jumtukaay yu fa war a nekk. yu nga xam ni boo ñëwee ñu jël la en charge. loolu tam dafa nekk loo nga xam ni lu manqué la. dafa manqué te Dakar sax xaw na tane mais boo génnee tam lu ñu tàmm di wax bu ñuy wax système de santé boo xam ne dafa équitable. ni ñuy war a fajee ki nekk Dakar mu am féex noonu la ñu war a fajee ki nekk tamit ci gox ak. gox yi moo taxoon ñu ne suñu analyse il faut que ñu xool d'abord fu mu doxul mais tamit ñu situer les responsabilités. parce que duñ ko bañ duñu nëbbatu ñun am nañ ci part de responsabilité. nguur gi am na ci part de responsabilité. tamit population tamit am na ci part de responsabilité. parce que souvent damay wax ni boo amee lu ndaw jóg tëb dem hôpital te nekkul lu nga xam ni waroon nañ ko mun a faj foofu mun nañ ko faj ci poste santé yi. da ngay ñëw yokk lim bi nekk hôpital. te sa mbir waroon nañ ko mun a faj ci suuf. loolu tamit dafay gën a yokk pression. au niveau des services d'accueil des urgences. tamit lim boobu wax naa ni ñi fa nekk bëriwul même ñi fa nekk booy xool des fois nit ñi dañuy wax amuñu yar wala amuñu accueillir dañuy war a tam analyser xool ñi fa nekk. seen charge de travail nit rek la. am loo xam ne boo ko yanoo di nga def ay actes yoo xam ni après boo toogee ngay rëccu.
mais ci tàng-tàng bi. doo ko mun a en tout cas. mais war nañoo gën a aussi def seen genre introspection gën a yokk yërmande gi ndax lim bi rek du laya ngay dugg ci avion bu def 300 personnes ñeenti hôtesse rek mais dañu koy def ak yërmande vous me direz que c'est plutôt commercial mais je pense que lim bi du lay yërmande nit ki ko am quand même xam ne hôpital nit ki dafa laaj ku dalal xelam d'abord moi je pense que aussi foofu à ce niveau war nañ ci gën a xoolaa. moo tax ma lay wax ni équipe mooy jël en charge urgence. du benn nit rek tey mbir mi ñëw na li gën a fës mooy ñi gën a am responsabilité mooy médecin ci kanam mais bu ñuy wax urgence tant que képp ñëpp ñu war a liggéey ci chaîne bi seen liggéey matul. dafay sooxe. donc loolu tamit foog ñu leeral ko mu leer. di wax tamit et surtout loolu tamit nit ñi dañ koy fàtte. urgence. yi fi nekk en tout cas Sénégal. lim bi li gën a tax mu sooxe. ci la bokk loolu tam buñ ko nëbb te tamit am tam benn mbir bu ñu warul nëbb mooy urgence nit bu ñëwee duñ ko ne fayal léegi wante nañu xalaat ni dañ koy administrer ay soins ci ginnaaw bu génnee dafa war na am kuy fay parce que loolu buñ ko def fu mu nekk nii jàpp ci rek discours bi rek bëggul neex askan bi wax ni urgence boo ñëwee doo fay mais ci ginnaaw tamit recouvrement foog ñu def ko sinon bu ñu ko deful ëllëg ci biir hôpital bay tëj ci boppam dëgg la très bien mais mu leer ci boppu askan wi que ni urgence moom kenn waruloo laaj xaalis loolu leer na donc fu ñu ko defee ba sa malade faatu fa mën nga porter plainte loolu fu mu nekk nii dafa naa leer na ci directive d'abord ministérielle mais aussi tamit leer na tamit ci code de déontologie parce que dañu nekk ci liggéey boo nga xam ni ay code moo ñu tënk code déontologie éthique malade bu ñëwee am lu jàmp yow sa xaat yëpp mooy nooy def bu mun ko génnee ci situation boobu et tax moo wax tamit ni le plus souvent tamit ñooñu dañuy def souvent confusion kii faj le plus souvent du moom mooy laaj xaalis loolu tamit il faut mu leer ci bopp nit ñi nekkul fajkat yi ñooy taxaw di laaj xaalis am na ci structure yi ñi nga xam ne seen rôle loolu la tamit très bien ñu dem Thiès ñëwaat ci waxtaan wi hôpital régional bu Thiès El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène ci wàllu rek exemple hôpital yeeg jàmbatu askan wi waaye tontu yi ci waa kër docteur ñoom it indi ñu ànd ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. lu jëm ci wàllu ñàkk taxaw bi nga xamante ne ñu ngi koy def jëmale ko ci woy laru yi woy feebar yi ci l'hôpital yi mi ngi lëmbee réew mi fan yi ñu génn ba tax ñu ngi fii ci buntu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès fii fekk nañ fi ñi nga xamante ne ci buntu bi li ñuy liggéey waaye nee nañ lu jëm ci wàllu woowee gis nañ ne am na ay woy feebar yu bëri yoo xamante ne bu ñu génnee ci buntu l'hôpital bi dañuy ñaxtu ndaxte ñàkk toppatoo buñ leen di toppatoo kii moom moo jiite dawalkatu Jakarta yi nekk fii ci buntu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène nee na li mu fi gis doy na waar démb benn waay boo xamante ne xel mi dafa wàññeeku nekkoon ci biir hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ñaari ay bés ay fajkat ñoo ko génne guddi teg ko fii ci buntu bi ba tax ñoom ñii sax ñoom ñoo ko doon toppatoo ba mu mujj ñàkk bakkanam. képp koo xamante ni rek gis nañ la nga génn fii te jóge ci hôpital bi buñ xamul say mbokk ñun dinañ la jàppale. ki fi gaañu barki démb bi itam si biir hôpital bi la jógee am na fi ñetti fan yoo xamante ni ñun ñu ngi koy gis ci bunt bi amu tëdd mais après nag biñ ko xoolee xam ni kii tamit mais lii metti na daal si leen ko jëlee yóbbu ko ci garab gële ngay seen maanaam mu nekk fa ay fan ba démb lay soog a gaañu. nit ku nekk si buntu hôpital foo xamante ni amul fenn foo xamante ni tëju na yaakaar naa kuy liggéey si hôpital bi boo rombee duñ ko gis te it xam naa ni fi mu entré woon tamit ñàkkul tamit ñoo xamante ne fa la nekk suñ génnee dina xam ni kii si salle bii la jógee wala tamit dafa wàññeeku woon te xam naa ne ay mbokkam nekkuñu fi daal waaw man daal li may ñaan moom li ma si doole mooy képp koo xamante ne sapeur indeeti na la fi ñu xam fi la jëlee ba nga xamante ne buñ la fi boo génnee ñu mën laa delloowaat fi la jëlee woon. docteur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène moom sax ci wet googee nee na loolu de yëgu ko tey yëgu ko ëllëg te ñoom lépp loo xamante ne warloo lañ ak way feebar yi wàccoon nañu ak moom ndaxte moom sax bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëgg réforme hospitalière jëm ci naka la ñu war a mën a taxawu ay way feebar ci l'hôpital yi. loolu moom dina ma xaw a jaaxal bu jëmee ci hôpital Thiès dina ma jaaxal parce que en tout cas seetlu naa fi yenn saa yi sapeur yi indi ñu ay malade yoo xam ne ànd ak seen xel dañ leen di wax malade mentaux te loolu aussi seetlu naa ne saa yi ñu mës a ñëw. service social bi nekk ci hôpital Thiès ak seen xarit ak seen taxawaay nañ def li ci war yëpp jënd leen garab dañuy dem ba jënd leen ay yére wutal leen defaraat seen toilette yi ba nga xam ne lépp lu ñu war a defal malade dañ leen koy defal.
moom sax gis na ne lu jëm ci wàllu woowee hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès mi ngi ciy def ay jéego yu am solo. hôpitaux sénégalais yi depuis quelques années yi nga xam ne liggéey bu am solo def nañ ko fi parce que léegi fépp foo dem ci Sénégal am na ay jéego yu fi nguur gi def ci mbirum faj. donc ay matuwaay jël nañ ko ba nga xam ni képp ku ñëw hôpital nekk situation urgence kenn du la laaj dara dañ lay faj ba pare bu ñu la fajee ba pare lañ lay door a wax li nga amee hôpital. kii di major nekk ci service réanimation ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène di secrétaire général régional bu SUTSAS gis ne ñoom dañ leen di joxoñ baaraam tuuma saa su nekk waaye ñoom de li leen war de ci l'hôpital yi ak seen digganteeg way feebar yi ñu ngi koy def. li ma dégg ñuy wax ci rajo bi urgence boo ñëwee duñ la mais urgence kenn du fayeeku kenn ci tàng bi bokk urgence boo ñëwee dañ lay jël en charge léegi nag buñ la jëlee en charge. ki ànd ak yow dinañ ne ko demal lii ak lii nga wut ko demal lii ak lii nga fay ko mais fekk na malade ba lañ ko waroon defal nañ ko bu waree analyse ci tàng bi dina def analyse bu ñu ko waree faj nañ ko faj ba ci jënd garab yi sax urgence dina am ay garab yu ñuy génnee joxe ko. directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène dolli si ne nag hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bi li ñuy dimbali néew doole yi ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñëw ci l'hôpital bi daanaka bu ñu ko xaymaa dina toll ci téeméeri million. hôpital Thiès en tout cas seetlu nañ at yi passé yëpp dinañ dépenser ci malade yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw lu jëm téeméeri million par at xam nga téeméeri million yooyu xajoon na ci hôpital Thiès ci ay jumtuwaay ci ay jëlaat ay garab. bu fekkoon nag malade yooyu nga xam seen loxo jotu seen ginnaaw bokk nañ ci ay mutuelle de santé ñun loolu ñuy def ci ñoom dinañ ko mën a denc jëndee ko ay garab jëndee ko ay matériel pour gën a jàppale hôpital. di mbir moo xamante ni jamono yii nag ñu ngi koy lamlaamee jëm ci ñi nga xamante ne ay way tawat lañ dem ci l'hôpital yi te it duñ leen taxaw bu baax lu jëm ci wàllu dalal bi nag sooxe na lool waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu kër docteur nee nañ ay jéego yu am solo ak i matukaay jël nañu ko ba ñu ngi koy def dafa fekk ne am na ay way feebar yoo xamante ne dañuy yàkkamti lool wala sax bu ñuy dikk ci l'hôpital bi duñu yor benn dërëm te bëgg faju te duñu fay dërëm loolee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'hôpital yi nee nañ loolee mel na ni weesu nañ ko fii ci réew mi. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu koy gërëm bu baax di ko sant ak say latir wax na problème bu fondamental ñàkk gi également loolu dafay bokk ci li nga xam ne du yombal mbir yi ci kër docteur ndax ñoom it dafa am loo xam ni lu néew lu fa war a ne ngir hôpital ba di wéy di dund sëñ Diaw bu ñu weesoo li nga xamante ni mooy constat yi parce que ni ñu koy waxee lu ñu tiisoo la métti lu ko génnuk àddina Aïssata Diallo mais au moins ñu jàngee ci dara ñu ngi koy tiisoo ak vraiment di masawu njaboot gi mais mu bañ a nii la ti rek comme yëfi daawoon jaar naka la ñuy def ba vraiment yéen par exemple ngeen fësal au niveau de l'hôpital de Pikine lan mooy jafe-jafe yi lan ngeen di jànkonteel bu ko defee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mën a gën a réorienter xaalis bi dëppoog li ñuy soxla mu bañ a dem feneen. jërëjëf Assane si fànn boobu. damay wax ne lu mel ni urgence hôpital Pikine. dafa am problème locaux urgence bi dafa xaw a ndaw. par rapport ak demande bi. parce que la demande au niveau de la banlieue est tellement forte. ndax hôpital boo xam ne de niveau 3 ñu implanté ko ci banlieue boobu. mu tolloog hôpital bu mel nii de Dantec tolloog hôpital bu mel nii Ogui. ñu implanté ko ci banlieue bi yaakaar naa dafa doon fierté banlieue bi la war a doon ndax li ñu doon war a jóg di ko uti ba biir Dantec di ko uti ba Ogui mu ngi di ko uti ba principal. am na biir hôpital Pikine. mais problème bi yëpp mooy hôpital bu toll noonu d'abord li may njëkk a wax mooy dañ am problème de subvention. parce que hôpital bu toll noonu nekk hôpital de niveau 3. war a tolloog subvention hôpital bu mel ni ay Fann hôpital bu mel ni ay Ogui ñu jox 300 millions comme subvention yaakaar naa ne loolu nekk na loo xam ne war nañ ko tamit jàppale hôpital. sur le plan formation tamit comme ni ko docteur Boli waxee loolu tamit dafay baax ñu former ay urgentistes. ay ñoo xam ne ils sont qualifiés pour ñu xam ne dañuy taxaw mun a taxaw askan bi saa yu ñëwee sur le plan accueil tamit sooxe na loolu tamit kenn du ko weddi ndax système bi yëpp la. mais nag hôpital Pikine ñu ngi si def wasu seen àq ni mëne ba nga xam ne bu malade bi ñëwee dinañ ko dalal tette ko ba nga xam ne defal nañ ko di nga ko war a defal yëpp. beneen problème bi tamit ma koy soulever mooy spécialité hôpital Pikine. hôpital Pikine dañ am lu ñuy wax par exemple système de dépôt maanaam médicaments yi. médicaments yi nga xam ne ñun dañ koy jënd parce que ñun ni ñu fonctionner mooy dañu jënd ay médicaments stocké ko malade bu yegsi ñu commencé la traiter di la ko administrer.
buñ la ko defalee ba nga war a génn si la ñu ñëw pour wax la ne lii lañ la defal ak lii ak lii au niveau des urgences dafa am stock de médicaments. donc ñun duñ xaar malade bi ñëw ñu bind accompagnant bi demal jëndi lii pour ñu mun a jël malade bi. donc malade su yegsee rek ñun dañu commencé def traitement bi. ok waaw mais souvent dina dëppoo ak lam fa dépensé. waaw ndax am na ñu am njort gi aussi ñu baal ma vraiment avec tout le respect qu'on doit aux travailleurs des hôpitaux am na ñu ne léeg-léeg dañuy gis ne daal garab yi bari ñu leen di jënduloo duñ ko jëfandikoo c'est pas le cas. non ñun c'est pas le cas. ok professeur yow macha allah yàgg nga ci métier bi lan nga gis comme solution vraiment xam naa ne xëy na solution yëpp mënut a amandoo mais quand même war nañ mën a nag gësam mbir mi nag. man daal li ma gis comme solution moo di li ma doon wax léegi santé du caaginu damay bëgg liggéey rek war a mën liggéey ci santé. ndax santé képp ku fa dugg rek même balayeur ba dafa war am formation balayage formation ouvrier de surface. dans un milieu hospitalier. sinon mën na gaañ nit wala mu gaañ boppam. brancardier métier bu délicat la bu am solo la. donc képp koo xam ni yaa ngi dugg ci hôpital da nga war a am formation qualification pour nga mën ci liggéey. premièrement donc il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. absolument foofu la ñu war commencer. du ma la jël mukk dugal la ci santé parce que dama bëgg nga am liggéey. mais dama la fay dugal ngir damaa bëgg nga jëriñ askan bi. loolu foofu kan moo ci responsable wala da nga bëgg wax dañu war a def audit du personnel quand même. mais absolument loolu il faut mu am. audit du personnel il faut mu am mais responsabilité aussi c'est partagé parce que ku dugg biir hôpital dañ la engagé. waaw ka la engagé aussi dafa am norme yoo xam ni dañ ko war a defee. waaw ginnaaw loolu aussi même man mi nga xam ni docteur laa. bu ma génnee faculté de médecine am naa droit exercer la médecine. mais bu ñu demee quelque temps bu fekkee ni man jàngaatuma nattaatuma sama bopp. damay pratiquement perdre droit boobu. France dem na ba pour ñu rembourser la il faut absolument que ngay delluwaat di jàngaat. ñu lay jox ay poñ. gannaaw loolu itam hôpital yi wax dëgg fa yàlla. boo xoolee li xew Thiès nga xam ni hôpital boobu hôpital bu set la man mii liggéey naa fa bu yàgg. hôpital bu bëgg la mais boo ko xoolee répondre norme hôpital. norme hospitalière. parce que hôpital la boo xam ne yaa ngi gis suuf si. poussière baa ngi jóg. nga gis ay Jakarta ci bunt bi waa jooju doon wax ku baax kooku. am naa yaakaar ni sax moom mooy transporter maladie. di leen yóbbu. Sénégal amul loo dul gis. même pour jël néew dañuy jël taxi di ko ci dugal alors que xamuñu lu ko yóbbu. xamuñu loolu dañuy wàlle donc il faut que nit ñi ñu leen di jàngal di leen xamal. itam il faut que nguur gi nattaat hôpital yi hôpital boo dugg boo xam ne genn wàll ga yëpp day nekk chantier malade di leen nekk fa di toog ci suuf. di tëdd ci suuf nit ñi di leen jéggi loolu normalul. loolu responsabilité. administration bi la responsabilité nguur gi la. am na beneen responsabilité boo xam ne responsabilité personnel de surveillance bi la ak personnel bi parce que lu yàqu yoonu kenn nekku ci. da ngay gis lu tegee yàqu di yàqu yoonu kenn du ci nekk parce que amul benn responsabilité. yooyu yëpp nag dañ ko war a daw parce que nguur gi alal gi mu yore suñu alal la. bu ko ci defee te kenn sàmm ko kenn toppatoo ko mi ngi mel ne oto boo xam ne doo ko vidé xanaa da nga koy dawal rek ba moteur bi panne kooku normal kooku kenn mënu ko dékku dëgg la donc léegi dans une démarche prospective il faut que ku nekk jouer rôle am waaye njàngale il faut mu am ñi mu jël ñu liggéey itam il faut que ñu leen di teg ci yoon recrutement bi waru nekk recrutement politique waru nekk recrutement mbokk waru nekk benn recrutement lu recrutement qualification. qualifié naa ñu dem et te hôpitalu Sénégal yu si bare. ban leen di tabax yii 300 personnes 200 personnes moo taxoon ñu tabax ka mais léegi junney personnes ñoo sa nekk. hôpital bi toggatul lu nit ñi lekk. nit ñi ci biir hôpital bi ku jógee mbëlëxe boo nekkee fii tey yaay nekk ci biir hôpital bi boo fi amul mbokk di ko toggal ci biir hôpital bi. fi mu toll hôpital bi dafa am ay waañ ci biir cour bi. am ñuy fóotal seen bopp. mais loolu village boobu nan la fa wér gi yaram mën a am kooku mënul nekk dëgg la nañ waxante dëgg la très bien maintenant sëñ Cheikh kan nga gis ne moo ci war a indi solution à tout cela parce que aussi naam jëlee gaa ngi fii mais ñu juñu lu am solo sànq d'ailleurs audit du personnel dafa jot ñu daal di xool nag qui est docteur qui ne l'est pas et cetera. waaw loolu moo am solo xam nga responsabilité xëy na c'est partagé mais le premier responsable c'est l'État
parce que tey jii dafa am lu mu tënk Alaaji Assane muy la constitution sénégalaise ci biir constitution boobu dañ ni le droit à la santé. Donc un droit constitutionnel c'est un droit acquis. Donc tey jii am naa sañ-sañ tey état moom war a jox donc état moom mooy comme ni ma koy wax sànq moom mooy choisir ministre. état moom mooy définir politique de santé. ci définition politique de santé boobu dafa am lu mu laaj c'est-à-dire pour nga mën a évoluer tey jii dañ ni lan hôpital lan mooy vocation ak lan mooy rôle am hôpital ban personnel moo fa war a nekk est-ce que tey personnel bi fa nekk man état maa ngi recruter parce que état mooy am priorité. dama wax exemple tey boo xoolee ci journaux yi chaque année dañ naan la force de sécurité entre gendarmerie et policier recruter nañ 3000 agents sécurité lan wax de. pour sécurité sécurité mooy pour bañ nit peut-être ñu agressé nit wala ñu dóor la bal. mais sécurité bi rëy muy éviter nit ñi feebar parce que kooku gën a gaaw a rey que nit agressé la ci mbedd. mais ngay toog par yenn saa yi 2 ans bu ñu saa yoo dégg ñu recruter nañ 1000 agents dañ toog par yenn saa yi ay 2 ans ñu doog recruter waat te lii retraité. te remplacé wu leen moo ëpp foofu ca nga xam parce que saa yu ñuy recruter dañuy recruter 1000 agents ci 1000 agents yooyu bu dee médecin dinañ bind de médecin tur bi bu dee infirmier dinañ bind bu dee yeneen yi. mais li ñu bëgg a fourtu dañ am 300 personnes yoo xam ne da ngay gis ñu bind fonctionnaire hiérarchie A fonctionnaire hiérarchie B wala ñoo xam ne doo ci gis benn qualification. donc doo xam seen par exemple dinañ jël mën nañ jël 60 personnes ñu ne la ñii fille de salle garçon de salle. la plupart seeni doom lañ yoo xam ni def nañ yeneen formation soit en management wala leneen. mais c'était circuit boobu la leen di dugal bu ñu demee bu leen affecté ci service. bu ñu fa def 2 mois ñu yóbbu leen dans les services administratifs moo tax tey jii boo demee ci hôpitaux yi. pratiquement fépp transformé nañ ko ay bureau da ngay am problème sax pour saalu malade da ngay gis hôpital lu mu ngand capacité lii du dépenser ay bureau kese la parce que y a trop de services administratifs alors que am na yoo xam ni on en a pas besoin soxlawuñ ko parce que am na yenn travail boo xam ne même dans les services majeurs yi nga xam ne ñooy major de service même bu ñuy def ay soins sur le plan administratif ont été formés parce que da ngay dem ci benn poste de santé benn infirmier moo fay nekk tout ce qui est rapport ak travail administratif ñoo koy def te du ko tere activités yi nga xam ne moo am aux alentours du poste de santé yépp dina ko def dina def CPN dina def consultation dina def vaccination dina def lépp mais nan ñu dimbali ngir yàlla que santé personnel qualifié la ñu soxla ak recrutement personnel bu doy mais seetlul rek recrutement yi non seulement ci biir fonction publique Alaaji Assane day am loolu nañ ñu dimbale ñu may ñu jël ñi nga xam ni ñoom ci boppam ñoom ñooy faj maintenant li ci des personnel d'appoint boobu mais collectivités locales yi domaine décentralisé lañ nañ ko jël en charge ñooñu mais bu fonction publique moom war a jël ñooñu ñu baal ma nag man je n'ai rien contre ces mêmes personnes néew ma duñ am salaire néew ma duñ bokk ci structure sanitaire mais am na ñeneen ñu ko jël en charge vocation état mooy mi former ay infirmiers di former ay sages-femmes di leen bàyyi ci touche te duñ leen recruter loolu mooy problème bi c'est la triage docteur Bodi pourtant par rapport à la formation toujours am na yeneen écoles yu fi ne foofu tam lan ngay wax il faut aussi ñu gën a may gët écoles yooyu aussi ñu xool ñan fay former ñu ciy génnee parce que santé du lu ndaw quand même waaw dëgg la wax nga ko santé du lu ndaw donc képp kuy liggéey ci wàllu santé war nañu prouver ni que am nga ay compétences d'abord aussi am nga benn savoir faire ak savoir être loolu dafa nekk loo xam ni lu war la mais mooy ñëw wax ni ci solution yi sorewul solution yi ngi fi moment bi ñuy wax ni amuñu ay docteurs yu bëri amuñu ay sages-femmes yu bëri ay infirmiers yu bëri pourtant am na ñuy chômer loolu mooy paradoxe bi tey fu mu nekk nii personnel bi matul mais malgré ça am na ñuy chômer ba léegi loolu nag ñuy wax ni buñ ko buggee saafara c'est une volonté politique et seulement volonté politique mun na ko saafara mais tamit ñuy xool personnel yi nekk ci structure yi tey OMS dafa ne bu ñuy xayma dëggantaan ñu nekk ci bërëb fajukaay yi di faj bu ñu jëlee téeméer juróom benn fukki ak juróom dañu war a nekk personnel médico-technique tey bu ñuy xayma suñu structure yi téeméer boo jël amoo sax ñaar fukk donc dalay wan ni ñu des yëpp ay kayit la ñuy toppatoo dalay wan ni jafe-jafe dëggantaan am na ci loolu loolu koy dootu hôpital non moo tax nag donc moo tax sànq bi lay wax ni problème bi dañ ko war a jàmbaru baax xool surtout responsabilité indi ay solution parce que du ñu fi inventé lu amul te duñu jéegaane mais tey war nañ mun a régler problème boobu parce que maa ngi lay wax ni am na ñuy chômer mais tey am na ñu xam ne pare nañ jëluñu leen dem nañ jaay seen xam-xam feneen bitim réew te pourtant dëkk bi soxla na ko tey fi ñu wax ak yéen ni am nañ ay médecins yoo xam ne c'est des urgentistes ñu ngi leen di former ñu mun seen liggéey mais tey ñu ngi liggéey ci lu mel ni Croix-Rouge international ñu ngi liggéey ci Médecins sans frontières
parce que nguur gi en tout cas deful politique boo xam ne daf leen téye pour ñu mën a servir seen réew mu nekk yoo nga xam ni solution yoo xam ni c'est à portée de main mun nañ ko vraiment faj. xanaa nguur gi du faral di yebal ay mission d'inspection ci hôpital yi parce que quand même bu ñu doon dem wala bu ñu fa doon faju si malheureusement ñu bari ñoom dañu fa faju si bu ñu ñëwee dinañ gis ne xanaa ñii ay administration ñoo fi ëpp ay fajkat. tey amul inspection. am na inspection interne am na ay mission am na ay rapport tey bu ñuy wax ci wàllu liggéey théorie du ñu ñee kenn lépp li ñu war a def. xam nu ñu war a liggéeyee normes yi lépp a ngi fi. mu njëkkee di problème bi moom mooy. naka lañ koy appliquer. volonté politique pour appliquer li nga xam ni mun nañ ko def donc amuñu lu ñuy jéggaane fen solution yi ñu ngi su ñun la ñu ñuy nen la suñuy biir wax na ko sànq dañuy recruter ñoo nga xam ni war ñu leen recruter te pourtant ñu ñuy nen la naka la ñuy def pour loolu arrêter loolu ñun am na ci responsabilité parce que des fois tamit pression bi ci dañ koy wax syndicat yi lay jóge am nañ ci responsabilité mais tamit ñi ŋànk mbir mi pour vraiment recruter ñoom it am nañ ci responsabilité. Très bien maintenant aussi ngeen baal ma bu moo bi fooree ma rocciwaat ko mais dafa mel ni aussi dafa am ak tappale gu lalu ci mbir yi daal ci biir l'hôpital yi ku def ak ku deful daal parfois gars yi dem ba di sax mafia la da ngay war a faju war a def benn rajo ñu yabal la ci beneen ca àll ba koo xamante ni xaritam la wala moom sax moom faf bërëb ba mais yooyu doxalin ak néeg googu naka la ko nit mën a néegee ca xam ni sénégalais yi loxo yi jotul ginnaaw gi benn ñaar ki jaaxle moom foo ko yabal rek day dem mun nga ko yabal ba yabal ko foo xam ne yow commercial rek ngay xool. waaw loolu yëpp tamit dañ ko encadré parce que lu mu sànq wax naa ko code moo ngi tënk éthique ak déontologie. waaw mais dans l'application est-ce que respecté nañ code bi maa ngi ñëw code kay ñëpp ko am alkaati journaliste tout mais da ngay gis tappalekat fu maa ngi ñëw donc xam nga code boobu mu ngi fi. yoon mu ngi fi. maintenant bu ñu jalgatee yoon am na ñu nga xam ni ñoo fi nekk pour mun a régler loolu. loolu tamit du ñu taxaw fenn yoon ni ne nit ñi dañu war a jalgati mais képp ku jalgati am na fu ñu war a aw ak yow. pour nga mun a en tout cas nekk en règle. loolu tamit sànq maa ngi koy wax tey fu mu nekk nii lu ñu gën a soxla mooy ñun. suñu jumtukaay fi ñu nekk di liggéey. tey day metti rek mais ñun sant la ñu nekk di liggéey. donc lépp lu ñu war a def ba suñu jumtukaay boobu ñu maintenir ko liggéey. ñun en tout cas taxaw nañ pour loolu. très bien am na solo jafe-jafe yi bari na naam mais maa ngi koy waxtaanee sànq aussi ñu jéem a xool rek de façon réfléchie nu ñu ciy waxtaanee balaa ñoo ñàkk as lëf li nu fi yor ne ku ne xam nga ni matul bu nu demee ba gars yi découragé ne xëy na léegi comme waa Pikine parce que dafa mel ni dab na leen personnel bi ni ñu waxee nga xam ni ñoom dañ naan ñun kat fay ñu naar ba xoromam mais terewul nit ñi aussi seen bëgg-bëgg mooy bu ñu duggee ci bërëbu faju nag am impression ni hôpital la ñu ne mais dugg ci hôpital mu mel ni marché tamit loolu kenn xamul lu mu état bi naam mais am na yoo xam ni yow tam poste ba ngay joué nag saa yi nag état président mënut a dugg ci hôpital di piqûre xanaa ñu ko dénk anañu le chef du personnel le directeur même les médecins pourquoi duñ ko dénoncer. waaw Alaaji Assane ñun yàlla suturaal nañu Pikine yaakaar naa ña fay ñëw ñëpp gis nañ ni ñu ngi respecté norme yi nga xam ne moom la hôpital di laaj parce que soo jëlee volet propreté boo ñëwee hôpital Pikine macha allah ñu ngi si def li nga xam ne moom lañ si mun beneen volet bi nga xam ne moom la hôpital laaj tamit maanaam ni ñuy expliqué ne boo ñëwee da ngay fekk ñii di togg ñii di kii ñun épargné nañ loolu à l'avance parce que hôpital Pikine hôpital bu bees la. ok il y a 10 ans lay soog a judd mais lépp loo xam ne charte la pour que malade bi nekk ci conditions yu baax dañ koy xeex. dem nañ ba tout récemment je crois que gis ngeen suñu sortie yi ñu defoon pour ñu bañ a cantiniser hôpital bi. parce que demoon nañ ba politique yi dugg ci. mais yooyu yëpp personnel bi ñoo xeexal seen bopp génn woon dénoncé ko. woon état bi ne ko hôpital warut am ay cantine pour que état bi jàppale ñu ci loolu donc environnement hôpital bi. xeex nañ si mécaniciens yëpp ñu fexe ba nga xam ne côté boobu yëpp fexe nañ ba setal ko donc soo duggee ci biir hôpital Pikine yaakaar naa ne norme yi ñu fa teg si wàllu cet amul si mun naa ne boo gisuma ko si beneen hôpital am na solo waaw loolu moom il faut toujours insister parce que ñun tamit mooy loolu de dañoo xaw a sant Seck wala jaww Sénégal gars yi ni ñu doxalee da ngay dem màkk gis ku ay jamono naar yi ni ñu sonne woon foofu ay mbanay fondé ci mbeddu Arabie Saoudite yi nga xam Sénégalais fu mu dem foog na ni da ko war a def comme Sandaga fu mu loolu aussi mais hôpital quand même nañ ko épargner professeur le plateau technique aussi c'est vrai que nit ki volonté bu mu mën a am ci amul jumtukaay bi du mën a faj kenn aussi. waaw xam nga jumtuwaay yi sax boo xoolee temps yi gën na bare mais li nga xam ni. li tax jumtuwaay mënul doy mooy li ma la waxoon nit mën naa ñëw. hôpital bi jënd matériel tey hôpital bëgguma tudd benn hôpital mais hôpital boo dem di nga gis ay machines yu gaare yoo xam ne kenn mësul leen taal parce que am na ay problème
lañ commandé woon dikkul amul kenn kuy réceptionné kuy seet ba xam baax na ak baax na. bu dawee ñetti weer daanaka garantie bi jeexul bu paanee amul kenn koo xam ni moom mooy taxaw pour obliger nit ñi ñu ñëw. waroon na fa am nag yooyu gis nga nag moo tax. poste yooyu waroon na fa am. moo tax xam nga nguur dafa neex a ŋàññi. waaye ni nga ko waxee nii ab ministre mënta dugg ci biir hôpital. naan day piquer malade wala day seet matériel bu ñëwul. xam nga affaire radiothérapie. mais inspection bi bu ñu ko doon defee. mais duñ ko def kooku moom. parce que li xew daal dégg quand même yàgg na da xëy na ba ñu fee demee nag ba ne kët ne jonn lañ ca soog a jot ca kaw. waaw mais bu ñu ko teeloon càmbar dinañ ko gis. waaw loolu la parce que kii liggéey machine bi itam. moom moo mën xam lan la soxla. loolu bu ko laajee moo war topp ci gannaaw di daw machine bi paat na machine bi yàqu na nangam. ba sax nu muy demee sax constitué wu partie civile. parce que liggéeyu kaayam la. gannaaw loolu am na loo xam ni gis naa ko ci réew yu bare te loolu day doxal te ñun amuñu ko daanaka hôpital bu nekk dafa war a am ay formation régulière dafa war a am école ci biir hôpital bi. parce que bu ndox tuuroo añ bàq moo des maanaam boo gisee ñu jël ay nit ñoo xam ne amuñu qualification ñooñu bu ñu ñëwee am na si ñoo xam ne dañu am volonté dañu bëgg liggéey. ñu bëgg daan seen doole. xëy na foofu la ñu mën dugg. et ñooñu bu ñu ñëwee itam boo demee ba jël leen itam na nga leen former régulièrement di leen encadrer. hôpitaux yi dañu war a am ay centre de formation interne ñuy jàngal gars yi bu ñu la jëlee comme brancardier école brancardier amul mais hôpital bi dañ la former di la tàggat guddeeg bëccëg mais hôpital boo xasee ba dugg dana lay bàyyeeg na nga mel même docteur yi ku ci xas ba dugg ci hôpital daanaka bu la neexee dootoo jàngati dootoo am séminaire doo am formation continue doo am dara da ngay continuer rek te lépp day soppeeku kon man li ma yaakaar mooy njàng mi ak njàngale mi am na solo ñu xool ci téléphone bi bu dee am na kenn ku bëgg a bokk ci waxtaan wi asalaamaaleykum bien waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu na ngeen def ñu ngi sant di la ñaan da nga yëkkati baat bi waaw ma ne salaamaaleykum na ngeen def. waaleykum salaam. alhamdulilah man de dama ci seen émission bi vraiment c'est intéressant parce que man li ñuy wax fii daf maa intéressé directement parce que man daf maa dal. sama mag bu góor génn na àdduna fan yee. waaye bi muy génn àdduna dañ ko yóbbu hôpital bi au début bi ñuy soog a ñëw dañ ko bañoon a jël. il a fallu sama benn xarit médecin ñëw insisté wax ba ñu nangu ko jël ñu yóbbu ko mu dugg coma ba ci après yàlla jël ko. waaye bi ñuy ñëw ci hôpital bi tout le monde ci biir ambulance la nekk dañoo ñëw man damaa dem yóbbu kayit yi ñu bañ koo jël. te loolu. waxuñ leen di tax ñu bañ. allo. waaw malheureusement ñu ngi jégalu ñu jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi dolli ziar yaa ngi am jàmm. sant yow la kan. man Ibrahima Fall laa tudd. bisimilah. na nga def yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. affaire hôpital bi laa bëgg a wax. waaw. hôpital bi. docteur yi. lu ñu leen waxal ñoo ko def. parce que man am naa fi malade. mu yóbbu ko IASO. mu nekk fa. xàmmewul guddeeg bëccëg. ñu jël boole ñu jël ko dugal ñu boole ñu benn ambulance ñu yóbbu leen ko hôpital kii bi. hôpital. yow nettali li xew rek. bu ñu demee ci hôpital boobu lu muy ko jël ñu jëndewaat ñu foofu. ambulance bi dem ma taal sama oto maa ngi topp ci moom. ñu yóbbu ñu la Dantec. bañ demee Dantec. docteur ñuy xool ko ñu si bindi fee ne ngóor bi daanaka mën naa ne daal du ngi dund nii waaye daanaka dee woon. ok biñ demee ñu ñëw ñi da ngeen di fay xaw ma 75 000 xaw ma 85 000 fekk jour boobu indaal ma xaalis mu ni léegi dañ fi bàyyi sa carte d'identité. dugg na am na fooy dugg nee na da nga fay bàyyi carte d'identité. ma dem man ko il faut carte d'identité bi du ma ko mën a copier. yóbbu carte d'identité original bi bàyyi leen a copier bi. mais bu fekkee daa jël légalité ma dem légalité bi ñu bàyyi leen parce que carte d'identité bi su ma soxlaa xaalis laa koy mën a jëlee. ñu mënoon ñun sant ñu leen loolu carte d'identité bi original nga fi ba. waaw ma leen est-ce que am naa fenn foo xamante ni mun naa faa dem yóbbu ko fa wax ak moom pour mu bàyyi ma yor carte d'identité original bi bàyyi fi copie bi. ñëwal ma ci benn waay ni ma boo demee ci kooku nga mun a waxal
ma dem ba àgg ci moom expliqué ko man waaw man dama ñëw ñun ma carte d'identité bi original laa fi bàyyi pour garantie ma bëggoon koo copier bàyyi ci copie bi yor carte d'identité bi nag su ma soxlaa xaalis ci carte d'identité bi laa mun a jëlee xaalis bi. mu ne ma léegi demal nga wax ko man xam nga xaw ma man dëkk bu Tuubaa laa def. mun ma léegi ñun ma demal nga expliqué ko loolu bi ma ñëwee ci ndaw si waat ko mun ko nee na na ñëw bàyyi la photocopie carte d'identité bi mun ma soo demee nee ko na ma woo téléphone. ma delluwaat ci bureau waa ji bi ni ko soxna si nee na nga woo ko téléphone. mu woo ko téléphone mu sonné jël mu demal ni ko demal nee ko maa ngi koy woo mënu ma koy jot soo demee nee ko moom na ma woo. ma ñëw nee na mi ngi lay woo yow jëlal sa téléphone nee na nga woo ko. mun ma de demal nga wax ko léegi maa ngi fi demal nga ko na ma woo lu ñu ko ñoom ñaar lu ñuy wax lu ñu expliqué ba ñu ma demaatal soo demee nga bàyyi ko ma ñëw ma delluwaat mujj bi dama ko ni ma gën a soo bureau parce que fii du sa kër mënoo ma fiy génnee. dama ñëw xamut yow di la laaj da ngaa war a xaw nga expliqué ma. man carte d'identité bi ci laay jël xaalis man ma kon nga ak seeti keneen koo xam ne mën na laa gaarale carte d'identité mais il faut nga bàyyi fi carte d'identité original nga xam damaa mujj woo keneen mu déparé feneen léegi indil ma carte d'identité ma bàyyi ko da nga jël carte d'identité bi day jële xaalis bàyyi ko da nga dem fay ci bunt bi boo duggee. yow loolu bi muy am sa malade nga baal ma yow bi ngay def démarche yooyu yëpp ñu ngi toppatoo sa malade ñu ngi koy faj. déedéet ñu ngi ko teg ci bunt bi. ci bunt bi teg. ok soo xàmmeewul guddi ak bëccëg loolu xoolal bi ñu ko dugalee évaluation def na fa 3 jours comme 4 jours yoo xamante ni. xàmmeewul nit xàmmeewul kenn. voilà bi ñu jógee évaluation dem sax ab benn machine nañ ko monteloon mu ci doon noyyi. d'accord léegi waaw très bien jël nañu l'essentiel ñu ngi lay masawu di la gërëm. docteur ak Cheikh Seck yëpp dafa mel ni naam ci texte yi wax nañ ne ku ñëw urgence dañ la war a jël mais quand même dans l'application am na ñoo xam ni dañ ci wóole dëgër bopp nag. foofu la moo tax je parle d'inspection. xam nga nit aussi man mii fi may liggéey bu fekkee kenn du ma càmbar kenn du ma wax dara mais j'ai tendance à faire ce que je veux. foofu nag la ñu war a leerale bu ñuy xool capacité maanaam lal yi nekk ci Dakaaru Njaay mun a jël urgence bu ñu xaymaa hôpitaux yi fi nekk yépp matuñu lu mat juróom fukk. te malade bu ñëw urgence yow mi ko recevoir dañ la ne da nga war a sàmmonteeg yenn charte war na am lal boo ko war a teg. war na am soin yoo ko war a prodiguer. damay joxe exemple rek mun nga jël malade amoo place nga ne maa ngi koy teg ci chariot bi. le temps que may libérer place. mu am jafe-jafe ci diggante bi. dañuy fàtte lépp li nga bëggoon def ci lu baax ne yow da nga maltraité malade bi loolu tamit dafa nekk situation yoo xam ni dafa jafe yoo xam ne dañ koy dund. ci au niveau des structures. loolu dëgg la docteur mais sauf que kii li mu nettali wax guñ sax waxi laal am naam amul dafa ñëw ñu naan ko carte d'identité bi nga fi bàyyi ak lii ngay joxe laata ñuy laal malade bi loolu la wax nettali. moo tax ma ne la du ma ko weddi. du ma ko weddi moom moo wax. mais li ñuy dund. te li war a nekk. parce que dañ ko dund ñun en tant que praticien jël nañ ay garde au niveau des urgences nga ñëw war a nekk service accueil des urgences déjà boo ñëwee rek. amoo place boo mun a teg malade. donc pour dire que ay jafe-jafe yoo xam ni dafa fi nekk. te may wax par exemple Dakar. loolu tamit dañ ci réfléchir ñu wax ni Dakar booy xool lu tax ñu sonn parce que à partir d'une certaine heure santé yëpp dañuy presque duñu ay jël ay malade ñëpp dañuy daw dem Fann daw dem Dantec daw dem Ogui alors que am na yenn structures yu nekk en périphérie yu mën a wàññi loolu. loolu moo tax ma sànq du ñu jéggaani pour solution yi ngi sur place il faut que une volonté ñu toog en tout cas wax mbir mi dëggantaan lan la parce que tey bu ñu xoolee am na lu mat une trentaine de centres de santé yu nekk biir Dakar yu nga xam ne mun nañu wàññi charge yi hôpitaux yu mag yi mais nag dëkk bi aussi naka la ñuy def ba sensibiliser ci askan wi ñu baal ma ñu bari ñoom dañoo jàngul tamit xamuñu xam nga bu malade bi ne këtt na joon rek nga jaaxal rek jël taxi dem ak moom aussi comment leur faire comprendre que dafa am benn pyramide bu fi ne waaw loolu tamit en tout cas ci wàllu ministère de la santé am na ay banqaas yu nga xam ni seen liggéey loolu la pour ñuy jéem a en tout cas jox population bi information yeneen même sax am na ay numéro yoo nga xam ne numéro vert la pour ngay mën a woote pour mën a am yenn xibaar yi en tout cas daal bu ñu defee ba ni que pyramide sanitaire bi population bi xaw ko di respecter dina wàññi tamit yenn coono yi nekk au niveau très bien wax nañu sànq affaire inspection dama ci insister Cheikh parce que vraiment état lu mu bëgg a xam ko moi je pense que war na yebal ay nit ci hôpital ñu xool naka la gars yi liggéey effectivement est-ce que ñu ngi appliquer loolu ñu tëral ne ay loi ca muy ay yu baax ndax boo ne urgence léegi amatul ay laaj xaalis loolu lu baax la mais nag appliquer ko moo gënati
nañu yebal ay inspecteurs yoo xam ni ñenn ñi ci yenn bërëb bi duñ yàq liggéeyu état parce que bu dee politique ak yéen ñu yëddu nit ñi que di def service écoute ak ku man la bu ñu bëggee missionnaire foofu mën nañ ko am il faut exiger yéen ñi liggéey ci hôpital yi ñu la wala. mais loolu mooy yoon Alaaji Assane di nga wax man inspection soxlawul sax ñuy envoyé un inspecteur. n'en a pas besoin. mais soxla na ko parce que kii mu ngi ne yóbbu na malaadam ñu ne urgence amul fay kii yóbbu na malaadam laaj nañ ko fay. ça veut dire que am na ñuy tappale ba léegi. baal ma leeral la. c'est-à-dire comme li nga wax sànq. xam nga tey jii ils ont des services de renseignement extrêmement huilés. ba nga xam ni sax yow mii wër na ma ni yow ngeen bi la nga reere sax buñ ko bëggee xam. tey jii mën nañ ko génn. mais loolu amul solo hôpital yi amul solo. ak santé foofu laa jëm man la bu ñu bëggee dem renseignement politique dañ koy am à fortiori les hôpitaux. gars yi am na loo xam ni ñun man dama lay wax lu leer saa ñu mësaan nekk ci ay action sur le plan syndical dañu daan filer ba moment bi ñuy jël suñuy malade ñoo xam ne da leen di gis ñu toog dans nos services c'est-à-dire état am na puissance boo xam ne tey jii mën na dugg ci service ñëw indi ay nit ñuy rang comme ay malade ba xam la fa mën a xew c'est-à-dire bu bëggee am lu ko rëcc loolu mënu ko rëcc. mais intégré leen ko seen i combat. non non yéen syndicalistes yi du rek docteur Boli day casse salaire wala jumtukaay mais aussi da leen ko ci waxaale. non dañ koy wax defee état yëg ko c'est-à-dire aussi parfois malade yi du ñu am patience parce que man je sais très bien waxuma la loolu mais tey structure boo dem di nga gis ñu bind ci charte malade gis nga ci biir charte boobu li ñuy wax nii loolu moom malade kenn du ñëw di la laaj xaalis mais il faut que mu am koo xam ne moo lay garanti carte d'identité kese leen lay laaj xam nga am na ñoo xam ne tey jii boo demal ci structure hospitalière da ngay gis ay caisse mallette mu fees ay dina mat ay junni carte d'identité ñoo xam ne dañuy ñëw daal di engagé wu joxe seen carte d'identité ñu bind seen tour ñu ne ñooy engagé malade bi dem ñu faj ko mu utiliser médicament am fa facture boo xam ne dina egg par yenn saa yi 500 000 waa ji dem yoonam daal di dem déclarer perte ne carte d'identité dafa réer defaraat beneen carte d'identité am na ñoo xam ne aussi pour bañ affaire yooyu moo tax par yenn saa yi ñu ne la da ngay joxe ay renseignements yu wóor pour que même sax bu amul buñ la gisul dinañ mën a am téléphone wala fu ñu la mën a poursuivre pour nga mën a ñëw rembourser il faut toujours un tiers payant loolu mënuñu ko bañ mais malade moom bu ñëwee amul kenn ku am sañ-sañ. ok ngay ñëw garantie lañ doon laaj garantie lañ doon laaj. laaju xaalis loolu amatul fenn loolu amatul waxtaan la rek c'est bon à savoir. amatul xam nga tant que ñoo ngi nekk ci mbiru werante rek ku ne ne yow du man mais naka la ñuy def ba daje fenn fi mooy waxtaan wi. débat bi du kenn Sénégal ñun ñëpp naka la ñuy def ba ak tan am fi parce que déjà suñu koom bariwul. loolu moo tax bu fekkee ni farlu wuñu nag ku ne ak li la ci war évidemment parce que aussi il faut ngeen nangu ne seen biir suñu biir ñun journalistes yi biir ñeneen am nañu sikk nag. non ñàkkul mais damay wax Alaye San c'est par exemple saa yi di nga toog ci service nit dina nekk xëy suba di liggéey. ba ngoon mu sonn du lekk dugg bloc di opérer. xam nga parce que ay urgence am na. ñu woo ko mu summeeku ay 6 heures war a génn mu am urgence bu ñëw teg mu delluwaat. ay njabootam di ko xool mu toog ba ay minutes doog a ñëw. c'est-à-dire les gens font énormément de sacrifices. loolu aussi buñ ko waaw non ko occulté maintenant lan moo tax loolu war a am. wax nañ ko fii sànq. il faut que mu am personnel bu doy. personnel bu doy boobu bu amee. xëj na li kenn waroon li kenn rek di def mën nañ ko partager ba ñaar di ko def. parce que xam nga nit la rek. am na foo xam boo fa tollee nga sonn. dëgg la efficacité mënatoo ko am. très bien te malade bu ñëwee. boo ko laal loolu la. c'est ça la ñu demaat ci téléphone bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw man la madame Badiane maa bëggoon participer ci seen émission bi. bismillah. waaw dama mës a yore sama doom voilà 5 ans. mu defoon crise ma yóbbu ko hôpital principal. waaye bi ma àggee mënul wax mënul def dara mais urgence bi ndaw si ma fa fekk daf ma ne naa génn moom malade bi moom day wax ak moom. yow naka nga mën a wax ak malade boo xam ne mu ngi crise. ma wax ko loolu mu ne ma soo génnulee du ma ko faj. ma mujj génn. xaw ma nu mujjee xale bi ma ne ma ñëw fekkatuma ko foofu mu dugal yóbbu nañ ko ma ne ko yow malade bi ma fi bàyyi woon anamu kooku ne ma ne gardien bi malade ba dañ ko yóbbu ci biir loolu laa fa toog pendant 2 heures de temps. gisuma leen ma mujj ñibbi mais guddi gi yëpp nelaw ma. ndax pour man sama doom xëj na dafa dee. lendemain laa ñëw. seet sama xariti jëkkër boo xam ne docteur la ci biir hôpital bi moom moo ko mujj récupérer urgence indi ko ci kiiwam ci réanimation. kon xam nga ne li ñuy wax ci négligence bi. ak réewande bi ñu lay jaay ci biir hôpital yi. mu nga fa.
ok jërëjëf soxna si ci seede yooyu. ñu ngi lay gërëm bu baax. merci ñu interpellé waat gan yi ci plateau bi professeur. waaw xam nga mbir mi moom. kenn mënu ko weddi. témoignage yi ñoo ngi wadd benn par benn. kon wax dëgg fa yàlla. il faut reconnaître qu'il y a un problème. te tey toll na foo xam ni daanaka nit ñi ñàkk pexe. yenn saa yi moo leen di waral ñuy dem ci structure publique yi. parce que feebar naa am lu ma metti jóge naa fu sore paas ñëw naa dagg ticket ñu xaarloo ma ba pare di ma engueuler. loolu benn bakkanaat benn bopp attanu ko. waaw kon wax dëgg fa yàlla il faut que ñu xam ni problème am na. li koy saafaraal wax nañ ko inspection boobu nga wax lu am solo la mais nguur par exemple ministère de l'intérieur amul lu muy defee enquête ci biir hôpital. quoique nag l'État est super renseigné. mais hôpital bi war na am un service d'inspection. ministère bi war na am un service d'inspection. loolu day tax ñuy saytu ku naroon def dara sax. am dara loo xam ni ragal nga ko. te nag li am moo di xam nga mbir mi tant que dee amul mën nañu maslaa yenn yi. quoique un problème de santé man am na ku ma yee kooku xam naa mi ngi may seetaan guddi ni ma sama nijaay dafa jóge ca kaw ga ñu war ko amputé. mais deret amul. deret amul ñu wër deret amul. am ku bokk ci famille bi ñëw ni damay may sama nijaay deret ñu ni que mënoo ko may certes yéen a bokk groupe sanguin. mais test yi nga xam ne moom la ñuy war testé garab gi. moo fi newul. toog nanu benn fan ñaari fan ñetti fan. loolu ñëw amul àq. gis nga boo gisee loo xam ni jaaduwul. da nga koy wax wareef la pour nga wax ko. pour nga manifester ko. pour nga bañ ko ci sa xol te fi mu toll nag. mbir mi bu fekkee ni dañ koy nëppal. pour bëgg lu neex. Alaaj Ñang wala lu neex Cheikh Seck mais ay nit a ngi dee. yow ban réflexion nga mën a def ci beneen xeetu financement de la santé au Sénégal koppar yi naka la ñu mën a def ba gën ko mën a yokk parce que aussi farata la. waaw farata la mais man li jiitu moo di. man am naa yaakaar ni ak li ñuy injecté dans la santé bu ñu góorgóorlu woon ba yor ko yorin wu baax. nit ñi utiliser appareil yi xam ko mais loo xam ni pousse seringue la automatique la nit ñëw fekk ni doxul xamul lu tax doxul mu ñëw yëkkati ko pousse ko. appareil boo xam ne dafa am nu muy doxee mais ki koy utiliser kenn jàngale ko xamu ko que ko fournir kenn obligé wu ko pour mu def le training bu paanee bu ko neexee toog ñaari fan ñetti fan moo tax mbirum inspection boobu nga wax. lu am solo la. te ñooñu aussi ku jaay appareil yaa koy installé mais yaay jàngal nit ñi nu muy doxee. dafay am également un carnet de maintenance. mais appareil amul carnet de maintenance. hôpital bi doo dox ba gis poubelle. ku yore sa mbuus bu la neexee sànni. ci biir dañ fay def yooyu ñuy wax yëpp. te hôpital boo xam téeméeri nit la waroon jël wala ñetti téeméeri nit dem ba jël junne nit mais junne nit yooyu dañuy dem ci wana dañuy naan dañuy utiliser jumtuwaay yoo xam ni. pour ñaari nit loolu ñu nekk fukki nit di ci nekk. waaw di dugg ak a génn loolu mënta dox. li koy tax a dox man am naa yaakaar ni du xaalis mais organisation la. il faut que mu am organisation des cahiers de charge il faut que personnel bi am nu ñuy doxee. mais organisation bi xanaa dañ ci dul boole docteurs yi parce que nag wax dëgg yàlla seenam njàng macha allah at yi bari na lool enseignement supérieur war ngeen mën a am xalaat bi seen métier la wala bokk dafa mel ni politique gi dafa leen a mëdd foofu. qu'est-ce qui se passe ba waxtaan yi warta mun a am sëñ Diaw. waaw Alaaji Assane damay rebondir tout de suite ci intervention bi pour wax la ne problème bi ñuy wax dafay indiwaat rek capacité d'accueil bi ñuy wax ci urgence yi. parce que yaakaar naa ne bu fekkoon ne capacité d'accueil bi doy na. yaakaar naa nit ñi ni ñuy demee ci hôpital bi duñu am problème yooyu. beneen mooy problème de formation dafay ñëwaat parce que li ñu wax léegi. dafa ñu indiwaat ci cadre boobu. parce que nit ñi suñu leen formé woon ni ñu leen war a formé. ak ñu am li nga xam ne mooy. conscience professionnelle seen liggéey. dinañ war a mun a accueillir malade yi. parce que malade warut a ñëw fa muy jógee. dina indi am métit boo xam ne boo ñëwee am na noo koy dëfalee sax
yaakaar naa ne métier boobu dina wàcc. donc loolu dañ ko war a former dañ war a former waat nit ñi. li nga wax ci inspection d'état baax na parce que état lu mu bëgg a xam ko. état fu mu bëgg a dugg xam la fa xew da koy xam. donc dafay baax tamit des fois ñu wàcc sur le terrain di xam li xew réalité yi nekk ci terrain. waaw donc yi nga xam ci ay solution yaakaar naa ne état bi moom ci boppam moom war a jël ay mesures organiser waat système bi. système bi mais mënu ko organiser sans les agents de la santé aussi loolu laay bañati damay ragal bu ñu ko organiser ñoom à leur façon bàyyi ñi nga xam ne ñooy ñi ne ci biir ñu jaarati à côté il faut que ñu boole ci ñëpp. ñu ko xam il faut une implication. il faut que secteur bi impliqué leen. est-ce que mu ngi am non c'est-à-dire à l'heure actuelle. les véritables. on parle de réforme hospitalière bi amoon na foofu laa jëm c'est-à-dire mooy li ma lay wax. gis nga décision ñi koy jël. oui man je pèse bien mes mots. du ñi nga xam ne tey jii. ñoo mel ni comme professeur El Hadj Niang wala non dama lay wax waxuma dañu yàgg ci hôpital et puis liñ ciy def ñu ko woowuñu leen dégluwu leen bien au contraire dama koy tuddee toujours en exemple le professeur Abdoul Kane on a travaillé ensemble à l'hôpital général de Grand bokk nañ conseil d'administration bokk nañ ci lu bëri ci cadre mais c'est quelqu'un boo xam ni comme ni professeur El Hadj Niang di def mais nan leen gisee mais un professeur bu taxaw di wax ay yi baaxul finalement dañ leen di diaboliser dëkkal foo dëkkul ba mu bindee livre dañ ko fi marginaliser ba génne ko ci hôpital ba pendant des années mu nekk à côté à l'université professeur El Hadj Niang a été victime de ça man j'ai été victime de ça ak ñeneen pourquoi parce qu'on a cherché à défendre le système te ñen ñoo koy def la plupart ña nga xam ne ñoom ñooy jege ministre yi di ko def du ñoo xam ni ba ñuy nekk fii di xeex pour système bi dox ñoom leneen lañ nekkoon ils ont choisi un autre métier mais fii neex ñu ñëw dugg fi ba ay responsabilité parce que tout simplement ils ont choisi la voie de la politique wala yeneen voie yoo xam ne am na ñu leen ciy jàppale ñun lu ñu gëm mooy blouse blanche bii nga xam ne loolu la ñu jàng pour def ko nan ñu jox suñuy cër ñun li ñu moom balaa ñuy wax ak ñeneen nañu wax ak ñi nga xam ne tey jii parce que mënuma concevoir tey jii dafa doon l'exemple tey jii dafay mel ni amul ay agent tey am na ay médecins ay infirmiers ay cadres yoo xam ne en matière de gestion et d'administration des services de santé am nañ ay diplômes au lieu ñu jël leen ñu jëli ay ñoo xam ni mosuñu dugg biir santé ñoom jox leen ñu jiite ba pare ñoom bugg a nangu ñooñu nekk seen bu njëkk dama lay wax ci biir réforme boobu ngay wax réforme bi ñu ko waxee pour éviter situation dérapage yooyu dañ ni d'abord dañuy nommer agent comptable particulier ci hôpital ñu ne agent comptable boobu pour éviter mu nekk de connivence avec le directeur c'est le ministère des finances moo koy nommer xam nga c'est pour éviter ñu ne on nomme un chef de service administratif et financier kooku moom mooy gérer marché yi ñi am pouvoir de signature yi xam nga ci contrôle de gestion moom mooy contrôle de gestion bi directeur bi ak ACP mais léegi toogal lii xew mooy non seulement le directeur ci boppam xam na ni ñu koy nommé mais directeur boobu moom mooy wax saf bi mu soxla pour ñu affecté ko pendant des années ça s'est passé comme ça c'est-à-dire yooyu choisir tey jii bu dee en interne l'auditeur interne ku koy nommé c'est pas le directeur le contrôleur de gestion ku koy nommé c'est pas le ki ko war a ñun waxante dëgg Alaaji c'est-à-dire ñu nekk ci biir hôpital bi yëpp ñi nga xam ne tey jii ñoo war a opposé wu tey jii directeur day ñëw ñu voté budget mu am ligne budgétaire ñu ne ligne bi pour essence la ñu ne 15 millions la xam nga moi en tant que contrôleur de gestion bu di jaaree moom le directeur parce que ligne bi ñun mën maa ko bind ñu def ñu ñëw ñu ne la bon ligne bi man de soxla naa 30 millions ñu dépassé ko tu n'oses pas défier les directeurs soo ko defee mu dégomme la toog nañ ci hôpital man ma nekk ci conseil d'administration Alaaji Assane ñu toog ñu ne dañuy jënd amplificateur de brillance amplificateur de brillance yi ñu doon jaay ci structures yi yëpp yi ñu gis yëpp weesuwul ay 30 millions. luy njëriñam loolu. amplificateur ci bloc lay nekk moom mooy permettre ci cadre opération mu mën a permettre yenn kii am na sax même au niveau cardiaque ak yooyu yëpp yu ñu mën a def. xam nga ci biir bloc opératoire la. bi ñu ñëwee. ñu ne ñun au niveau du conseil ñu def ci ba marge ba 40 millions. Alaaji Assane man mi nekk conseil d'administration ma toog ne gis amplificateur boobu ñu ngi ko jënde 108 millions. xoolal diggante 30 millions ak 108 millions. ma toog mu ne ay enquête ba cellule des marchés bi ñu ko defee. ma xam ne fii yoon jaaru fi. ma dénoncé ko lan laa subir ñu dàq ma pendant ñaari at ñi xam nañ ñu demee. te suma salaire. très bien. ak yeneen i affaires yoo xam ne tey jii moo tax bu ñu bëggee def système bi nanu nangu nit ñi ba tey jii am na ñu bëri amatuñu fit di dénoncer. parce que ñeneen ñoo ñëw te ñooñu ñëw noonu ñoom ñoo nekk système bi ñoo fi indi di ñooñu ñëpp ñu ci bëri retraité nañu. xam nga bu ñu retraité lu ñu def dañu créer seen i cabinet ñu leen di jox marché ci biir hôpitaux yi te moment dina ñëw ñoom ñëpp dinañ ci bu seen tour ñu wax leen ñooñu ñooy ñam.
très bien c'est ça la vérité. doy na waar docteur vraiment pour ne pas maa ngi wax sànq di tooñ ci couloir yi docteur bu ne ma non hôpital yaa ngi faj parce que man dama ne woon rek bu yóbbu ñu dem ca reen yaak xob yaak yooyu dànk yi wala. waaw mais sant yàlla. comme ba léegi malade yi ngi ñëw. yaakaar naa ni confiance bi mu ngi fi. li ñuy faral di wax boo nekk ci kër docteur dañ la wax performance 0 échec. loolu tamit sas bu rëy la mun nga faj juróom-ñeent fukk ak ñeent maat ñu wér. dem seen kër gërëm la kenn ki bu baaxul rek ñu fàtte lépp. lépp li nga def. loolu nag santé moom moo mel noonu. biñ ciy dugg xamoon nañ ko te loolu lañu en tout cas war a démarrer mais ñëw ci li nga laajoon sànq mooy financement de la santé. financement bi je pense que bu ñuy xool ci norme parce que. chef d'État yi dañu daje woon Abuja ci Nigéria. wax ni bu ñuy buggee santé bi dox dëggantaan il faut que si budget national bi ñu tënk ci téeméer boo jël fukk ak juróom. pour ñu mun a financer santé 15% yi 15%. j'imagine que eggaguñu tey bu ñuy xool yegguñu 15% par rapport ak financement de la santé. loolu doyul tey boo xoolee structure yu bëri dañu am ay jafe-jafe lu tax parce que am na politique de gratuité bu ñuy mëne di ko def. te remboursement bi ñëwul. ay bor rek tey booy xool bor yi hôpital yi en tout cas. yi nguur gi war a jox hôpitaux yi. jéggi na loolu tamit nekkul lu nga xam ni dafay yombal liggéey ñi nekk ci en tout cas ci hôpital ci waa kër docteur. parce que bu ñu waxee financement de la santé. si ñett banqaas la. ni ñuy def ba ñuy faju am xaalis bu ñuy fajoo. naka la ñuy def ba jënd. parce que soins dañ ko war a jënd. naka lañ def ba jënd soins. te bu ñu jënd soins tamit. wax ñu dañ ko war a jënd nu mu en tout cas nu neex ni ñu jaay. tey war nañu aussi bien ni ñu réglementé côté public bi. tamit que le privé aussi tamit. ñu am ci regard. bien sûr parce que ñu ngi wax ni privé bi public bi doxul. mais privé bi mu ngi dox lu tax muy dox loolu tam dañ ci war a. war nañu xool posé waat. waaye ku mayul gët sa njaboot mbaa di nga may gët geneen. moo tax ma ne loolu nag loolu yëpp mbiru. état bu nga xam ni état bi ñun la. ñun ñëpp la. tey bu ñuy wax service de soins buñ ko yemalee rek ci public bi dañuy juum loolu tamit erreur bu rëy la. tey aussi bien que le service public ak le service privé. war nañ participer. di jox ay en tout cas soins de qualité donc moo tax ma ne il faut que ñu xool ci pàcc yooyu yëpp. pour que sénégalais yi en tout cas mun a gis seen bopp ci wàllu santé bi. sànq yaa ñuy tooñ. bu ñuy xool xayma. ñun syndicat yi. et tey je pense que secteur santé dañ ko war a sant yàlla. syndicat yi bu ñuy lu ñuy njëkk jàmbat. mooy seen jumtukaay ñuy liggéeyee. booy xool plateforme syndicat yépp li njëkk wax moom mooy amélioration des plateaux techniques. waxoon naa ko si njëlbeen yemuñu Dakar rek mais tey dañu gëm ni. Sénégalais bu dëkk Kédougou bu dëkk Tamba wala Matam. bu jógee bugg faju war na mun faju sans mu ñëw Dakar. loolu nag ay jéego yu en tout cas yu am solo lu ñu war a teg ak syndicat yi. parce que dañuy def ay journée de réflexion thématique. di ci réfléchir di produire ay documents. di ko jox nguur gi pour wax ne nii en tout cas suñu participation la ci réflexion. am na solo waaw boo gisee xeer yi ñëw noonu la pour ngeen génne yéen tamit li ne ci yéen donte am ngeen ci beneen wàll yaa ngi wax ne que Sénégal la ñu war a démocratiser paj mi waaye docteurs yi ñoom bëgg noo génn Dakar. ñoom climatiseurs yi Dakar lañ tàmm. loolu nag koo yóbbu Matam mu lànk koo yóbbu Ourossogui. xëy na fukki at wala fukki at si juróom la tey fu mu nekk nii. may waxe yow nii boo xoolee Tamba. ñi fa nekk di liggéey à part fonctionnaires yi. mun nañu wax ne am na lu mat fukk ak juróom ndaw médecins yi fa nekk di liggéey. te seen payoor demul noonu. parce que rek dañoo nangu dem pour liggéey. très bien Tamba mun naa ko lim. mun naa lim Matam mun naa lim ci Louga. pour wax ni tey loolu nit ñi doon wax buñ koy xool tey. taxul parce que ñu nit duñu ay syndicalistes de bureau. dañuy dem ci terrain bi di xool naka la suñu naataango yi nekk di liggéey. wax naa la ko sànq recrutement bi doyul mais li paradoxe bi mooy am na ay médecins yu bëri yu nekk ci biir réew mi. di liggéey te pour autant seen payoor deewul noonu ñooñu moom sacrifice boobu. vraiment c'est des gens encouragés. très bien kon waxtaan wi jeex na professeur ak sëñ Diaw bu ngeen ci mënee kàddu yu mujj yi rek. waaw kàddu yu mujj yi waraloon penc mi parce que ni ma koy waxee rek li ko waral mooy as tuut li ñu fi am daal lu ñu yokkoo mais bu mu yàqu personnel santé bi ak askan wi yëpp benn lañ je pense que dégg naa ay jigéen ne dañuy marche pour ñu daal di tëj hôpital Pikine waa hôpital Pikine ñëw nañ njëglu ce matin non faut pas qu'on se trompe de combat de je pense que bu ñu fi dof-dofloo ba li ñu am as tuut ci hôpital yi jóge fi dafay gën a yéesati donc na ñëpp xam ni bu malade amul docteur du am waaye bu docteur amul malade du faju dëgg la Assane waaw di lancer population bi appel que ñu xam ne hôpital bi seen hôpital la moom ñoom ñooñu fi taaj
parce que bu ñu amutoon hôpital bi du am. te hôpital bi fi mu nekk pour ñoom la. beneen appel bi may lancer rek mooy par rapport aux solutions que état dimbale recruter au niveau des hôpitaux pour vraiment wàññi charge hôpital yi. waaw recrutement yi tamit vraiment baax na. mu wàññi charge hôpital yi. renforcer encore plateau technique yi si hôpital yi. loolu vraiment nekk na loo xam ne bëggoon naa vraiment ñu di remercier si invitation bi. jërëjëf Ibrahima professeur. waaw man de vraiment damay sant yàlla que vraiment ñun ñëpp ñu mën a toog entre syndicalistes. représentants des consommateurs. ñu ñëpp ñëw toog waxtaan ci mbir moo xam ni dafa soxal réew mi tey. li am nag moo di gis nañ ko mbir mi doxul nañ ko bëggee woon. man am naa yaakaar ni bu nu boolee lu tuuti li ñu am. ñu sàmm ka. fexe ba góorgóorlu ci ba mu gën a baax. du ma am ab sagaru xaftaan ba pare ni dama koy bàyyi mu tilim fu ma romb ñu xool ma waaye xaftaan bi lu mu sagare te ñu gis ni danaa ko fóot ba mu set. parce que sol ko sol wu rafet. day daal di jag. hôpitaux yi mënees na ko jagal ci kaw ñun ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey nan ko jàppin bu rafet. ku fa ñëw nee nañu wax bu rafet sarax la. boo ko mënul faj itam nekk bàyyi na nga def. yaay toogal baal ma nangam waaye boo ko rombee jéggi ko fël ka mun la yaa ngi may bëgg rey. nga ni ko toppal fii ndax dangaa sonn. fekk moom jóge na fu sore ñëw paas dépenser xaalisam. am yaakaar ci yow ba pare nga gëdd ko loolu rafetul. nit ñi nañu xool nañuy waxante ak nit ñi. doomu aadama dafa am àq. donte moyens yi amul. donte hôpitaux yi des na lu bare ña fay liggéey nañu góorgóorlu ci jox nit ñi seen àq ak seen ay yelleef. foog la ni loolu problème d'éducation la loolu problème d'éducation la moo tax du ministère de la santé wala ministère nangam kooku ministère éducation la ak ci kër yi ñu jógee waaw du ministère rek ñëpp la problème de valeur la mënoo sa moromu bàyyi nga waxee moom nenn ni éducation la rek ak poste boo mën a am effectivement parce que ñu waxante ak moom nit même buñ ko condamné ba war ko rey sax dafa am àq ak yelleef buñ koy jox ba loolu di daanu ci kaw. malheureusement nag c'est pas le cas fii Sénégal moom lépp doole lañ koy defee. alkaati yi sax ma tooñati leen bu ñu lay wax gaareel duñu wax gaareel de nii lañ lay wax fiw waaw mel ni ab sàcc. vraiment am na loo xam ni jarul xool xel la laaj. waaw war na la nuyu ñoom alkaati yi. waaye aussi yow sa bopp war nga leen respecter parce que alkaati bi. mais ci lañ dëkk bi askan wi moo tax ñu toog fii. non c'est juste un exemple c'est-à-dire lépp doole gars yi defee fii vraiment xam nga li ma lay wax. hôpitaux yeeg. waaw bureau yi les banques yi ma waxati leen foo dem Sénégal daal wax dëgg yàlla doy na waar ñëpp yemuñu mais am na ñoo xam ne war nañ xoolaat mbir yi gis nga wax ju neex sarax la kooku encore une fois ñu wax ko pour ñëpp c'est valable pour le chef de l'État pour les chefs d'entreprise pour les marabouts parce que nit boo xamante ni yow sàkkuloo ko da nga am ab minimum de respect boo warloo ak moom absolument kooku moom wax dëgg yàlla wax ju neex sarax la de hôpital yi ku ne xam nga ni am na ci jigéen ñoo xaw a sarax la jaamu yàlla la très bien ñu ngi leen di gërëm sëñ Seck di jéggalu ak sëñ Diaw ndax xam naa ne heure yi war na fekk ngeen reer yi waaw nag hôpital ku fay dem heure reer moom urgentiste bu mel ni Cheikh Seck nekkee wala Ibrahima sànku nga docteur Boli Diop moo jiite SAMES ñu koy gërëm bu baax docteur xam nañ ni yitte yi bari na lool mais saa su ne yaa ngi ñuy wuyu si naka noonu Cheikh Seck souvent nañ koy jógloo professeur El Hadj Niang naka noonu ak Ibrahima rek ci lu ndaw rek parce que Ibrahima wax na ko sànq ci problème arbitrage budgétaire yi ci subvention Pikine booy xool sur le plan de la population c'est pratiquement la deuxième ville du Sénégal et je sais très bien man dem naa fa taux de fréquentation bi am man je suis à l'hôpital général de Grand Yoff 38 000 malades non xam naa bu baax li fay fréquenté parce que moo gën a jege xam nga am na enquête bu ñu defoon même à l'hôpital la Dantec plus de 70% malades yi doon jóg ñëw Dantec di faju yëpp banlieue leen daan jógee et tey jii offrir nañ foofu plateau technique boo xam ne dina leen permettre ñu mën ko am donc 300 millions comme subvention au moment où yenn hôpitaux comme Ogui am nañ ay 1 milliard 400 ñeneen ñi am ay 1 milliard 500 ak yu demee noonu moi je pense que loolu maa ngi koy demander ministre bu bees bi ci arbitrage budgétaire balaa muy dem ci loi des finances na mu permettre ñu mën a corriger loolu bu ñu koy def même de façon graduelle ñu mën ko doubler première année bi yeneen année yi ñu koy yokk ba ñu mën a permettre parce que nit aussi mënoo ko jox mission te joxoo ko mission pour mu réussir beneen bi nga baal ma ci problème mu équité ak justice dans le secteur c'est ce qui manque le plus dans le secteur de la santé te nu bàyyi di diaboliser nit ñi xam nga nit ki day wax parce que moom la bëgg man samay
collègues yi ma toll ñu bëri ils ont boole wax na ko sànq ñu ci bëri ils ont quitté le système dem nañ feneen ils sont dans les ONG ñu ngi fayeeku seen xaalis bu bëri ñun dañoo choisir toog fii parce que dañ ni système bi buñ koy yàqee xam nga ëllëg mën nañoo feebar te fa la ñuy fajoo donc que l'état mën na xam loolu fépp fu ñuy namee nit commencé ci plus bas système bi nag ñëpp la ñu soxla muy brancardier professeur wax na ko sànq muy fille de salle ba muy garçon de salle parce que dama koy wax toujours man leen bloc opératoire gis nga agent bi nga xam ne moo ko war a nettoyer bu xëyee tey suba nettoyer wu ko boo li muy bu ñëwee du opérer ça la vérité donc hôpital ñëpp fa am solo te ku nekk war nañ la jox sa cër respecté ko mais nag bu ñu créer déséquilibre c'est-à-dire créer déséquilibre mooy tey nga ñëw jël ay personnel administratif ñu def 5 fois wala nga wax naa ko fee sànq ci benn émission nga dem dans un lieu où par exemple les médecins ñoo ëpp sax infirmiers dama naan c'est une armée mexicaine où il y a plus de généraux que d'hommes de troupe doo mën a gañ a guerre nañu équilibré ku nekk jox la place ñu ngi lay gërëm Ibrahima Diaw mu ngi wax xayma bu ma xaw a jaaxal 38 malades déjà ci at mi docteur Diop rythme bi gars yi di feebare Sénégal c'est normal wala dañu rythme bi malades yi bëriwul mun naa wax ni malades yi bëriwuñu parce que am na yu bëri yu ñuy def ci wàllu di wax tamit ni ñun ñi nekk ci hôpitaux yi di faj ñu dañoo bokk tamit ci population bi dëgg la tamit population bi nañ jàpp ni ñi nekk ci structure di faj si ñoom la ñu bokk donc gëm naa ni en tout cas daal problème am na mais saafara bee ngi fii buñ ci gënee toog wax nag jëf nag waaw jéggi wax bi jëf action yi la ñu mun a en tout cas saafara manees na ko am yaakaar xëy na ndax Abdoulaye Diouf Sarr toog na yëglu na enquête ak yeneen lii lépp def naa daf leen di dolli rek ñoom kilifa yi nga xam ñoo ne ci bërëbu dogal yi di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla waxtaan wi ni nga ko waxee am na ñu ci bokkul nag ndax ñëpp yemul waaye daf fekk ne xëy na benn pomme de terre dafay xaw a yàq faf ab saaku yëpp fexe ba néewal pomme de terre yu nëb yooyu ci mboolem secteur yi ci Sénégal dafay baax ngir rek li ñëpp bokk muy l'intérêt général ñu sàmm ko seen émission li ci penc mi noonu ak télévision Futurs Médias gërëm gan yi gërëm soxna Awa Mbaye ci wàllu réalisation Alioune Diagne ak sëñ Khadim Cissé wàllu caméra au niveau de la régie ñoo gërëm bu baax sama xarit Vieux Diouf Tunkara Dout Sow le réalisateur ak ñëpp Abdourahmane mi ci wàllu son bi sans oublier personne di leen ñaanal jàmm wér gu yaram it naka noonu ba alxamis ak jàmm incha allah